gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV mbokk yi salaamaaleykum bisimilah leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës fanweer ak juróomi nit ñoo amee woppi ji te xamuñu fuñ leen ko walee di dëppee leen cas communautaire gox yu bëri na ci ndakaaru ak ci biir réew mi jot ci laale jamono ji nag juróom-ñetti nit ñoo ci yokk ci lim gi yóbbu ko ba ñetti téeméer ak juróom fukk ñaari téeméer ak fukk ak benn wér ci péng téeméer ak juróom nekk ci traitement xayma ci tolluwaay bés bi ni ki tey ji jàngoro bi daan ci ànd ak docteur Marie Khemesse Ndiaye Ngom ci biir xabaar yi bu calande yëmbal nekk ci gox yi nga xam ne kon laale nañu ci cas communautaire yi ba tax askan woo fay yeewu dañoo tiit loolu seen ëllëg rawatina seen wàllu wér-gu-yaram nee nañ kon lenn kot rek mooy tax seen xel daal ñoom ñëpp ñu fay yeewoo ñu defal leen test bi bu ko defee ñu xam ñan ñoo ko amee ak ñu ko amewul Mamadou Lamine Fàtti lañ ci àndal ci biir xabaar yi. gàpp yi di bërëb yi ñuy jolle xaalis yi nag ci banque yi nekk nag bërëb boo xam ne jubluwaay la ci bëri ci askan wi laaj moo sampe ndax ñoom matukaay jël nañ ko am déet ña fay dem itam ndax def nañ lu nu mel leerali ci biir xabaar yi ak Omar Kane bu ci àllandee kon mbokk yi loolu gën a fës ci xëtub xabaar yi nees ki ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi kon des ko tàmbaleeg ni ñu ko junjee ci ndorteel juróom-ñetti nit ñoo amee jàngoro gi yu yees ni ki tey ji xayma bu ñu def ci làmmiñu ki ñu dénk tey kàddu gi di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé moom nag nee na lu toll nag ci fanweer ak lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki nit ñoo ko amee ginnaaw bu mu fësee ci réew meeg léegi bi lay wopp di coronavirus ñaari téeméer ak fukk ak benn nit ñoo ci wér péng téeméer ak fanweer ak juróom nekk ci traitement waaye nag li ëllëtiku ci xelu askan wi mooy fanweer ak juróom bi nit ñoo ko amee te xamuñu ku leen wàll loolee nag nekk ci gox yu fasantikoo ci biir Ndakaaru ci biir réew mi loolee nag ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ni nag am na ko bokk na ci Médina Yëmbal Cité Soprim Kër Massar ak Touba ñu ànd ci leeral ak docteur Marie Khemesse Ndiaye Ngom directrice de la santé yoroon tey kàddu gu ministère de la santé ak action sociale. juróom-ñett gis nañ ne am nañ doomu jàngoro bi. ci yooyu ñett ñoo ci li nga xamante ne mooy cas contact juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge ci transmission communautaire ñu ngi jógee ci diwaan yi Yëmbal Cité Soprim Touba Médina ak Kër Massar ci ñi nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji te nga xamante ne ñu ngi leen entré ci suñu bërëbu fajukaay yi fukk ak ñett bañ leen saytoo amatuñu doomu jàngoro bi wër nañu ci àjjuma ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril Sénégal amaat na benn cas bu nga xamante ne dafa génn àddina fee sa ci Ziguinchor fii bi nga xamante ne mbas mi ñuy wax Covid-19 dugg na Sénégal boobu ba léegi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne dañoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak fukk ak benn ñoom wër nañu ñett génn nañ ci àdduna benn delloo nañ ko dëkk ba mu jóge woon ci di fi des ci ñi nga xamante ne ñu ngi leen di faj toll nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom. maa ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi Yëmbal nekk benn ci diwaan bi jot a laale ci cas communautaire yi ba tax askan wa fa nekk dañoo tiit lool seen ëllëg rawatina seen wàllu wér-gu-yaram lu toll na ci téeméeri nit ñu ngi ñu quarantaine jamono ji foofee ca diwaan bu nu naan kër Maxtaar Xaali Fall foofee nag ñoom ñëpp kon lañ leen daal di ber ñeneen beneen gox di kër Farba ñoom itamit askan ba fa yeewoo ne lu ñu bëgg mooy ñëpp ñu daal leen def dépistage bu ko defee ñu mën a xam kan ak kan ñoo amee jàngoro bi ngir paj gi mën a yomb waaye itam loolee mooy dalal seen xel reportage Mamadou Lamine Fati. jaaxle doon li nga xam ne moo ëpp ci kanamu ñi dëkkee ci Yëmbal Sud gannaaw buñ fi gisee ay nit yi nga xam ne am nañu feebar coronavirus. depuis mercredi passé la quoi parce que c'était très difficile métti woon na trop mercredi passé premier jour bi on a évacué presque une famille qui contient presque une trentaine de personnes parce que maa ngi ñoom ñoo jàkkaarloo woon quoi cas métti woon na lool bi ñu leen yóbbee quoi mais aussi on est resté presque pendant une semaine yoo xamante ni daal autorités yi defuñu woon seen présence trop ci quartier bi daal parce que dans une seule maison boo xamante ni maa ngi ñoom ñoo jàkkaarloo
ce jour même il y avait 7 personnes contaminées 7 personnes ñoom ñoo contaminé woon. Le deuxième jour après ci veille bi kër gi ma taxawal étage bi moom tam aussi il y avait 6 personnes au total daal am nañ 13 personnes même pas 5 maisons yoo xam te nii ñoo jàkkaarloo. ay dëkkuwaay yu xat rawatina nit yu bari yu fi nekkee doon na li nga xam ne gën naa yokk wàllante bi suñu sukkandikoo ci nit ki la. favoriser mooy cas contact yi moo bari parce que ici à Yeumbeul Sud sincèrement parler ñun suñu dëkkin amul benn maison boo xam te ni fii ma dëkk ci quartier bi nii am na moins de 10 personnes loolu moom amul kër yi nga fiy gis yëpp plus de 10 personnes 15 20 30 personnes ngay gis ci benn kër gu nekk kër yëpp la waaw metti na lool. ber bu ñu def askan wi dëkkee ci quartier Farba ak li ko wër tax na ba bépp njaay bu amoon ci wet wile doxatul benn yoon. au moment où nous sommes pratiquement boo xoolee ci boulevard bi nga gis ni boulevard Thierno Ndiaye bi amul benn activité commerciale bu ci am n'est-ce pas nga dem ci croisement Tali Diallo ba tournant la Yeumbeul presque pratiquement la même chose dem ba Mbedd Fass amul activité kon c'est-à-dire que facteurs yi mën a apporter ci askan bi donc facteurs yi précaire la c'est-à-dire que ci war a xëy pour am lu mu suturloo yóbbu njabootam ñu tëj ko pour des mesures préventives kon askan woowu ñoom mënuñu nekk lu ci njaaxare mënuñu nekk ci jàng parce que ki yaakaar lu mu yóbbu këram ñu nekk tey doo ubbi fii ak nangami fan loolu kon tey ji yow bu fekkee ni vraiment foofu rek nga amoon pour yaakaar pour suturlu dina nekk tiitaange dina nekk njaaxare ci yow. fukk ak ñeenti nit yi nga xam ne am nañu feebar bile ci wet bi lu weesu téeméeri nit yi nga xam ne ber nañ leen li nu mel tax ba askan bi dëkkee ci Yeumbeul Sud di wax ne ñu defal leen dépistage li nu mel dina tax ba li nga xam ne mooy wàllante bi mën a fay jeex. Mamadou Lamine Fati ca diwaanub Diamniadio foofee nag askan wi ay dund la ñuy jël di ko séddale nga xam ne kon seen loxo jotul seen gannaaw ngir rek yembal leen seen dund rawatina jël jamono yu ñu toll ak tolluwaay jàngoro bi ci réew mi ba tax maire bi ne fan yi ñu dëgmal kon danañu amal déguerpissement gu yaatu maanaam xal yi nañ ko daal di seetal ak yaatal ko bu ko defee képp koo xamante ne kon yaa nga fa te yoon andu ca ñu daal di la fa jëlee nu mu gën a yaatoo reportage bi Babacar Seck. laata ndimbali di jóge ci nguuru Sénégal di yegsi lu ëpp ñeent fukki quartier ci commune Diamniadio conseil municipal bi dina leen jox ay dund. commune bi aussi en dehors li mu génnee pour aar jàngoro ji génne na aussi loo xam ne lii daf koy joxe ñi nga xam ne ñii ñoo ko gën a aajowoo pour ñu am lu nu jàpp lu nu dunde ci la ñu fexe jënd junni ak juróom-ñaari téeméer saaku ceeb jënd junni bidon dëwlin jënd junni gorosu suukar. maire bi ñëwaat na ci coow li nga xam ni moo juddu ginnaaw opération désencombrement bu mu amaloon ci xàllu Diamniadio mu nga xam ne ni l'opération boobu dinañ ko wëyal te jubluwuñu ci lu dul jox Diamniadio beneen xar kanam. am na jamono doo ñëwee Diamniadio wax dëgg yàlla da nga daan xanaa fii du dëkk mu metti lool ci ñun ñëpp kon jël suñu responsabilité lii il faut mu jóge fi bu ma Demba leen ci yàqal bu ma Sàmba moo tax ñu jóg dañ ko def pour incha allah lépp lu ci war dinañ ko def parce que bëggunoo yem ci désencombrement bi sax du ñu pare désencombrement bi ba pare ba jeexal ko ñu bëgg incha allah am na un budget boo xam ne prévoir nañ ko pour un pavage. maire Mamadou Moulaye Gueye nee na dina jàppale tailleur yi nekk ci commune bu Diamniadio ngir ñu defar ay masques yoo xam ni askan wi lañ koy jagleel. jàngoro bi kon di coronavirus ku ne ci askan wi di def loo mën ngir mu jóge ci réew mi ba tax nag ñi nga xam ne kon ñooy artistes yi itam ku ci mel ni DJ Awadi ak i natangoom dañoo génnee ab son dippee ko daan corona mu ànd ci nag lu toll ci 20 artistes ngir rek waaye tamit mënees na cee jaarale ngir rek jënd li nga xam ne kon mooy way wi ngir jàpp ci xeex bi ngir corona jóge ci Sénégal waaye nag tax ñoom tamit ne mbir mi day fësal itam seen taxawaay ci xeex bi ak tamit wàll wi ñu ci am di ko doxal ba mu jeex tàkk rawatina kon nañu xamle askan wi jàngoro geeg lorang yu mun leen indil ñu ànd ci leeral moom DJ Awadi nekkoon tey ganuk Yes Weekend ci micro Cheikh Hassana Fall. yàgg nañ taxaw tu vois chaque fois dëkk bi saa yu ko soxla du ñu xaar kenn dañuy taxaw donc loolu la ñuy defoon démb loolu la ñuy def tey gis nga ay clip yu bëri ay son yu bëri artistes yi seen réseaux sociaux ñoom ñëpp ñu ngi communiquer ñu ngi sensibiliser xaaruñu kenn te loolu moom mës a nekk suñu taxawaay saa yu ko dëkk bi soxla.
non affaire vaccin yi lu ñu wax mooy ku bëgg a tester vaccin na ko tester sa dëkk quoi voilà ñun nekk ñu ko bàyyi kenn et puis yenn attitude raciste yi aussi dootuñu ko nangu quoi léegi daal ku ñu attaqué duñu bàyyi mu set bi fay nañ ko plusieurs fois donc suñ ko annulé pour ñun loolu moo jaadu lu jaadu la et puis dañ ko war a annuler parce que suñu demee ba am ay dysfonctionnement fii suñu dëkk yu bon eh bien si ñoom lay répercuté wu fii su méttee eh bien gars yi dinañ continuer seen immigration bi voilà et puis justice la quoi voilà lu war a am la lu war a mën a ne la et puis ñun yàgg nañ xeex pour annulation totale de la dette des pays africains. weeru koor bi léegi mu yegsi ci Sénégal loolee nag xaw a tiital tuuti njóobeen yi waaye nag xam nga ne centre national de transfusion sanguine fa ñuy maye deret ak tamit fa ñu koy toppatoo ci Ndakaaru rawatina fii ci Fann ñu bëri kon ci askan wi ñu ngi dem ngir maye deret loolee nag tax ba ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko sooke ni que tey jii di ndaw yoo xamante ne loolu bëgg mooy am taxawaay gu mucc ayib ngir rek loolee mën a doon njëriñ ci ñiy wopp waaye tamit ñi nga xam ne danoo amee jafe-jafe jëm ci wàllu wi ñii di rek di groupe inondation Dakar ñoo ko daal di amal groupe innovation Dakar ñoo ko daal di amal ci teewaayu maire bu Ndakaaru di Soham Wardini loolu lépp nag jug ci ngir rek waajal lii di weeru koor yi waaye itam ndax xam nga ne weeru koor gi ñu ci ëpp du ñu mayee deret ñoo ne ci leeral ak Abdourahmane Li ñu xalaat ñeneen ñi nga xamante ni am nañu yeneen feebar yu bokkul ak coronavirus loolee ñii di ay njiitu mouvement mel ni ñu koy xamle ngir mën a doxal boobee xalaat nag ñi lee bokk ci yooyee kuréel ñëw nañu ci centre national de transfusion sanguine ngir joxe ci seeni deret ngir ñooñee ko soxla. ñëpp xam nañ ne feebaram duggee ci dëkk bi aussi causé na yeneen tolof tey boo xoolee du ci santé kese économie yeneen domaines yi nga xamante ne su ma waroon citer sax tey dina jël temps mais gis nañ ne ñeneen ñu ngi tëdd ci lal hôpital te du coronavirus te bu ñu leen seetaanee rek amaana ñu ñàkk seen bakkan parce que manque deret moom moo. dëgg la am na nit yu ko yittewoo kon faw ñu teel a jóg balaa moo wees. am na ay nit yu bari ñu ñàkk bakkan tout simplement parce que deret daa manqué tamit comme que Ramadan maa ngi ñëw te majorité musulman lañu duñu mën a joxe ci biir mois de Ramadan kon nit ñëpp ñu dem hôpital ñu am accident wala ñu wasin wala ñu am maladie yu grave wala yu grand opéré yi mun nañu am ñu ñàkk bakkan tout simplement parce que day manqué deret loolu moo tax tey ñu ngi fii entre ay association yu bari. mu di mbir bu meeru Ndakaaru di rafetlu bu baax surtout nag bu mu ñëwee ci jamono ji ñuy waxi mbas mii di coronavirus. ndax bu fekkee ne ñëpp dañu nekk di wax virus bi mu am yeneen malade yoo xam ne feebaruñ ci virus bi te soxla deret war nañu bu ñu soxlaa deret ñu mën leen ko jox fii ci banque de sang bi kon lii xale yi def association yi dama leen ci encouragé di leen félicité te di oon ak population bi yëpp léegi war nga mën a jaar fii centre de transfusion maye fi deret te xam ne toujours am na nit ñu koy soxla am na malade yoo xam ne léegi ñu nekk ci cas critique boo xam ne dañuy wër deret ba sonn duñ ko am. jëmale ci mbas moomu sax waa ji leen nee na daa xalaat bu yàgg balaa moo ñëw wante bu xalaatee ni joxe deretam mën na tax nit mën a dundaat dafa daw ci gaaw ci bërëb bi la. ak pandémie nii moom dafa xaw na difficile tuuti mais comme maye deret dafa nekk loo xam ne c'est humain te nit ñi dañ ko soxla te tamit dama déggoon que ni banque bi dafa xaw a vide gars yi soxla nañ ko du coup je me suis sacrifié pour maye deret quoi. jubluwaay bi kon lenn rekk la. joxe deretam ngir askan wi ko yittewoo ñu mën a dund. Abdourahmane Li ñaar fukki fan ci weeru avril wi ñu nekk loi bi tekki daan ci képp koo xam ne da nga jëfandikoo mbuus yi di plastique yi kon danañ ko tàmbalee jëmmal ci réew mi jëwriñ gi ñu ko dénk wàllu alam gi di Abdou Karim Sall moo ko daal di xamle ni ki tey jii rax ci dool yi nag ne lépp kon du daal di matee ndax nag état d'urgence bi ñu samp ci réew mi ñu teewli kàddoom moom Abdou Karim Sall nekk ministre bu ñu dénk wàllu alam gi ci Sénégal. bañ a indi ay gaañ-gaañ yi nga xam ne ñoom la concerné moom la loi bi concerné ñu joxoon ci ñi nga xam ne dañu doon yëngatu ci li nga xam ne moom mooy des sachets d'eau ak li nga xam ne moom mooy glace lépp li nga xam ne dafa concerné woon sachet ndox yi ak glace yi dakkal nañ ko ba xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb jagleel ko coronavirus ba yàlla may ñu mu génn réew waaye nañu jàpp ni loi bi dafay dugg en vigueur
incha allah le 20 avril lépp li nga xam ne moom mooy importation maanaam jéggaani indi ci réew mi ak fabriqué ci réew mi ñuy tuddee les sachets à usage unique loi bi dañ koy appliqué incha allah. ñi yëngu ci wàllu ndox mi rawatina kon mbuusu ndox yi ñoom nag nee naam loi bile rafetlu nañu ko waaye nag loolu bëgg mooy waxtaan wu gën a yaatu bu ko defee ñuy xàccandoo ak dóorandoo seen digganteeg kilifay réew mi ndax nag lii lañu yaakaar ngir suturlu kenn ci ñoom moo code Makhtar Sall moom mooy seen coordonnateur maanaam moo leen jiite ñu tal li kàddoom ci micro Moustapha Gabar Diop. ñun dañ ci kontaan bu demee ba xam ni mbuusu plastique kat wala sachet plastique yi kat ndekete am na nu muy amee njëriñ ci réew mi ci koo xamante ni jàppoon nga ni lii moom musiba la fi am ku nekk xam na ni professionnel de santé yi façon naaneen bi ñuy wax disposition yi ñuy wax mbuusu ndox daf cee baax loolu ndaxte mbuusu ndox da ngay jël sa mbuus naan ko yow dong daal di dem ci poubelle ba doo ko bokk ak kenn amul naanal may ma naan donc xëy na yooyu moom moo tax ba tey jii ñun Covid bi xëy na ci li mu wax tax na en tout cas ñu ne dañ ñuy bàyyi ñu liggéey continuer liggéey mais je pense que quand même mbir mi gën naa xóot loolu je pense que xam naa ni njëriñ bi nga xamante ni moom moo am ci mbuusu ndox yi ak ni mu adapté woo ci population bi ni mu leen amalee njëriñ te tolloog seen poche loolu réere gouvernement bi réere wuñ ko mbir président bi réere wu ko mbir ba ak tamit emploi yi nga xamante ni moo ci nekk ba tax nañu jàpp ne xëy na loolu moo tax alhamdulilah ñu ne nañu bàyyi ñu liggéey te continuer waxtaan bi ñuy waxtaan ak ñun pour xool nan la ñu mën a gën a def ba plastique ñu ciy liggéey waaye ñu gën a xool mbalitu plastique nan lañ koy gérer. bu ñu jàppee ne am na plastique yoo xam da ngay jël rek sànni loolu njuumte la déedéet plastique bi bu fekkente ni dajaleñ ko duñ ko jël sànni ko dañ koy dajale liggéeyaat ko mu doonaat mu defaat beneen composant ci mu nekkat beneen matière première. maa ngi ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi ak guichet automatique de banque yi maanaam GAP yi nekk bërëb yi nga xam ne la ñu jëlee xaalis yem ak xarala yu yees yi loolu nag ay njàkkare ak i tiitaange léeg-léeg mën na ci am ndax woppi coronavirus bi moo ko waral kenn ci askan wi xelam dalul loolee tax ñu daal di samp laaj ndax ñoom lépp luy matukaay maanaam mesure di seen yi ndax jël nañ ko daal di noo sàmmonte ak moom ak déet ña fay dem itam di ngir rek mën a jël seen xaalis ndax ñu ngi koy sàmmonte ndax ñoom itam ñu ngi jël seen matukaay bu ko defee kon mën a mucc ci jàngoro gi loolu lépp kon dañ ci ànd ak leeral reportage bu Omar Kane. dugal sa carte topp digle yi génn ci écran tactile bi dugal sa code noonu lay demee ngir retirer xaalis ci guichet automatique bancaire yi ay téeméeri nit ñooy jaar ci guichet yi bés bu nekk waaye ci GAP bi banque bi tegal na client yam yi butéelu gel hydroalcoolique beneen GAP waaye fii dara benn gel hydroalcoolique tegaluñ ko client yi ngir moytu loolu client bi moom day indaale gelam hydroalcoolique. Par mesure de prudence comme dañ ne na nit ñi di ànd ak seeni gel alors naa ko def rek comme ñëpp parce que tamit xam nga les GAP la booy retirer il faut nga manipuler ak sa baaraam soo paree nga kii te ñëppay ñëw di retirer donc doo xam daal par mesure de prudence boo ko defee nga ba juste avant ma koy kii sax dama laal ba pare def ba ma defee ba pare dama laalaat aussi quoi. Sénégal mu ngi am ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti guichet automatique bancaire taux de bancarisation bi toll ci 20% mu nekk secteur boo xam ni war nañ ko bàyyi xel ndax mën na lawal virus bi ci lu gaaw. Omar Kane jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax rafetlu ànd bi ak ñun ci ITV rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu yemb fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.